asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey nag dañ leen indil benn recette boo xam ne wanoon nañ leen ko fi bi ñuy def suñu émission live bu mujj bi muy maanaam churros churros nag dafay nekk pâte bi ñu koy defaree pâte à choux la donc avec pâte boobu mun nga si defar ay affaires yu bare incha allah tey dinañu indi benn wala ñaar si kii variété si pâte boobu mais incha allah dinañ leen indil aussi yeneen façon yoo xam ne mun ngeen ko def ak même pâte bi donc loolu nag tey jii li ñu soxla mooy li siy dem mooy dinañ soxla farine de blé donc farine bi ma yore tey maa ngi jël si mesure américaine yi benn kopp ak genn wàll moom laay utiliser dinaa soxla aussi beurre ma jël benn kii benn stick mu nekk 8 kuddu dagg beurre daal moom moo nekk noonu dinaa soxla ndox maa ngi soxla benn kopp ak genn wàll mu nekk environ peut-être 300 millilitres d'eau donc moom laay soxla mais dama koy mélanger looloo tax ngeen gis ma def tuuti ndox damay def genn wàll 150 millilitres d'eau beneen 150 millilitres bi mu nekk kii meew voilà donc meew bi c'est optionnel dinaa soxla nen donc normalement 4 laay def mais comme nen yi dañu tuuti moo tax ma indi 5 di xool en attendant dinañ soxla pincée de sel dinañ soxla sucre ku nekk sucre bi ngay utiliser man maa ngi yore toujours suñu substitut bi dinaa soxla aussi tuuti cannelle ki amul cannelle mun bu amee muscade mun na ko def parce que moom la ñuy def sucre boobu nga xam ne dafay am cannelle te ñu koy mélanger tout le temps moom la ñuy defar tey jii sans plus tarder duñ def rek du ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà gis nga fi mu nekk nii dañuy def mélange ndox bi ak meew bi bismillah def ko ci biir léegi ma daal di jël beurre bi yëpp laay def ci biir donc moo xam ndax température ambiante la bu ngeen xoolee sama bos bi xam ne température ambiante la nekk wala ci frigidaire bi nga ko jëlee parce que dañ koy tàngal donc pâte bi nekkul pâte boo xam ne dañ koy dërëk yooyu déedéet pâte bi lépp fii lañ koy defaree donc boo ko munee daal pâtisserie yu bari di nga ko mën a defar di nga mën a defar ay éclair ak yooyu noonu yëpp te nga xam ne dafay neex macha allah surtout ci koor gi donc dina neex loolu pour ki nga xam ne dafa bëgg a bégal njabootam donc ñu daal di koy taal voilà léegi dañ koy bàyyi mu bax bu baxee rek incha allah ñu daal di koy commencer def ci farine bi di ko yëngalaale voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu mélange meew bi ak kii bi mu ngi baax loolu la ñu bëgg donc ma daal di jël pincée de sel ma def ko ci bismillah voilà léegi nga jël su la neexee nga def sa essence vanille mais man poudre bi laay def comme ça du ma changer couleur kii bi togg bi bismillah léegi nag fii la wax ji nekk bu la neexee nga def ci tuuti sucre ci pâte bi tuuti rek joxaale ko goût mais c'est optionnel bismillah voilà léegi nag ñu daal di ñëw commencer pâte bi dañ ko siy def nag di ko yëngal bu baax parce que wax ji fa la nekk quoi boo ko defee rek dañ koy togg ci biir bismillah benn kopp ak genn wàll mu ngi nii ñu commencer yëngal ñu wàññi ndànk gaz bi donc dañ koy yëngal nii ba mu mélangé wu bu commencer di détaché wu ci cin bi rek mooy pâte bi pare na donc lii da ngay gaaw donc gis nga pâte bi fi mu ne nii pare na après damay fay gaz bi daal di koy soit ma transvaser ko mais man ci même récipient bi laa koy bàyyi xaaral ma fay gaz bi léegi gis nga buy def nii rek gis nga nu muy defee genre pâte nii nekk boule daanaka moo lay wan ne pare na léegi bu la neexee mun nga ko bàyyi mu sedd avant nga siy def nen bi mais su fekkee gaaw nga tuuti rek mun nga ko si def ndànk-ndànk comme ça nga xamante ne xaaral ma pousse yi nii parce que instant bi moom lu gaaw lay doon donc damay def nen yi par benn di ko yëngal du ma defaat beneen tànk bi mélangé wul ba seey si biir ba jaxasoo bu baax a baax bismillah
soo gaawul nag dafay nekk brouillé te du loolu lañ bëgg. nii moom liggéey bu gaaw la laaj. commencement bi nii dina xaw a metti mais après dina ñëw incha allah. dafa war a dem ba lâcher carrément. voilà gis ngeen étape bi moom soo amee robot moo la koy defal bu baax a baax a baax. bugguma woon génnee robot bi tey pour wan nit ñi ni mun nga ko def à la main mais gis nga consistance bi ñu soxla gis nga nii rek la. donc dañuy ñëw daal di koy transférer soit nga def ko ci mbuus boo xam ni dafa am kii li nga xam ne mooy piping bag yi moom la ñuy mooy duy yi walla nga kii ko di ko tibbee ak sa kuddu noonu. ñun dañ koy def ci duy bi mu ngi nii ñu préparé ba pare donc lii soo paree lépp dafa war a pare nga xam ne da ngay ñëw rek transférer yëf yi donc mu ngi nii voilà gis ngeen ko nii mu ngi nii damay jël rek voilà alhamdulilah. donc soo defaree quantité bu bari moom bee boo nga wër góor yàlla bu la dimbali su fekkee amoo robot ne dina kii dina xaw a dëgër parce que pâte bi ci boppam mooy xaw a dëgër quoi avant muy lâcher nii. donc di nga yëngal bu baax ndax njëkkante bi walla nga xaar ko ba mu xaw a sedd tuuti nga door a commencer def nen yi. donc nii dañuy def rek daal di indi suñu kii plaquette bi nga xam ne moom mooy dem ci four bi bu ko defee ñu daal di koy commencer teg. après nag léegi ñëw wan leen ñu ngi préchauffer suñu four à 350 degrés Fahrenheit mooy environ 180 degrés Celsius. voilà gis nga maa ngi koy def fii pâte bi mu ngi nii donc li ñuy def mooy dañ koy daal di dem dugal ko ci four bi mais ki nga xam ne amul four walla da nga am en principe da nga ko war a lakk da nga ko war a saaf voilà man. duma ko saaf dama koy dugal ci four bi parce que y a moins de calories ci loolu mais ki nga xam ni moom bëgg na ko saaf dinaa leen wan après nu ngi koy defee incha allah. voilà yow yaay xool rek ban forme nga koy def donc bu fekkee ni ci four bi la bàyyil espace ci seen diggante voilà. donc dañ koy dugal foofu pour quelque chose comme 15 à 20 minutes. nga xool des fois mun na dem lu xaw a ëpp tuuti lool comme ay 22 minutes yooyu léegi nag après ma ñëw wan leen ki nga xam ni moom day saaf naka la ko nar a defee incha allah. bismillah gis nga bii mooy kii bi bu gudd bi voilà gis nga ciseau laay jël di ko dagg pour mu dimbali ma xaaral ma wan leen. mun na def nag forme bu la neex ci biir donc bu ci nekk day ñëw ak caractère am. voilà ciseau bi daf may dimbali rek. voilà gis ngeen ak cuuro bi toujours dañuy defar beneen façon donc bii day ñëw mel ni comme donut en fait da ngay defar cercle mu ngi dépendre naka nga bëgg mu réyee ak yooyu. gis nga su ma defee bu njëkk bi duma ko dindi damay tegaat beneen couche ci kawam. gis nga cercle bi moom noonu rek la kiyee la gaawee. gis nga yow doo ko def dara da nga koy bàyyi moom mooy waddal boppam ci affaire yi. gis nga pâte bi yow doo ko laalale ci kaw yëf yi da nga koy bàyyi rek muy glisser ndànk ci kawam. voilà gis ngeen buub yi nekk nii cat bi nii su la neexee mun nga ko bàyyi nii mais lii am mooy soo ko bàyyee nii boo koy saaf walla nga koy lakk moom mooy njëkk a doore donc li ngay def mooy da ngay soit su fekkee ni si tooy bi tàng bi la da ngay dugal sa loxo si ndox tuuti wiccax ko daal di koy tàppal comme ça du coller si sa loxo mais man je pense que instant bi war na mun a régler fii sans coller si gants yi bismillah gis nga nii rek nga koy def donc nga xam ne day daal di toog yëpp nekk benn daal instant bi donc loolu laa bëggoon joxe comme astuce daal. gis nga en attendant nag da ngay pendant que yaa ngi def lii voilà gis nga tourner ko da ngay commencer mélanger xaaral ma def nii ñu commencer mélanger suñu sucre ak cannelle bi nga xam ne dañuy pare rek daal di ko siy def incha allah daal di ko siy diw. boo amul cannelle nga def kii muscade comme li ma waxoon sànq voilà
léegi man comme dama am fii kii en poudre vanille en poudre dama koy def fii comme ça mu gën ko neexal donc mu mel ni comme sucre vanille ku am sucre vanille mun na ko utiliser xaaral ma tourner lii gaaw voilà gis nga dafa oyof moom pat beñe bi dafa oyof si biir air kese moo siy nekk gis nga léegi ñu dañ koy dindi rek def ko si sucre bi directement li si ëpp man si mbuus laa koy def daal di koy yëngal moo gën a gaaw fuuf donc damay def nii gis nga si ni mu tàngee noonu ngay def nii rek daal di dindi gis nga boo ko dindee daal di wut foo koy teg gis nga yëpp pare na te gis nga du yàgg si diw bi tamit ku bëggul suukar bi tamit mun nga ko omettre bañ a def lii yëpp nga xam ne yow da ngay ñëw rek daal di defar bu boobaa pâte bi da nga siy def peut-être plus de sucre boo leen laalee mu dëgër nii nga bàyyi mais sinon rek boo ko dimbalee ak kii bi kuddu wala whatever nga yore dina ko dindi incha allah. donc yeneen yi ñoom dugal nañ leen ci kii bi ci four bi dinañ leen ko indil ñoom tamit bu ñu paree beneen bi génn na ba ñu teg ko na le muy sedd après moom tamit du ñàkk ñu wan leen ko incha allah day mel ni gâteau fi mu nekk nii. voilà gis ngeen fi mu nekk nii bii lañ dugaloon ci four bi gis nga ni mu mel moom dama ko fàtte ci four bi sax moo tax mu dooree nii ba mu ëpp mais mun nga gën def mu gën a kii bañ a dooree nii daal donc nga xam ni day gaaw a dañ ko bàyyi nag ba mu xaw a sedd tuuti léegi fii li fi nekk mooy da ngay jël beurre voilà xam nga defuñu ci woon beurre saafuñu ko defuñu dara léegi nag il faut ñu remplacer loolu soit nga jël beurre walla huile de coco man huile de coco laa utiliser nii tey donc damay jël soit nga jël sa brosse ko ci mais man loolu dama gis ni daf may xaw a yéexal tuuti léegi damay jël rek daal di koy dugal fii bismillah nii gis nga tourner ko daal di dindi excédent bi voilà gis ngeen nii du fa toog donc gis nga suñu sucre bi ñu defoon ak cannelle bi moo nekk nii ma daal di koy def ci mbuus lii moo tax mbuus bi gënal ma donc dama ko ciy dugal gis nga su ma jëlee rek yow nii rek ngay def daal di génnee gis nga teg nii gis nga fëgg excédent bi nga jël rek li nga ci soxla tu vois donc loolu la ñuy def nii continuer mun nga dugal plusieurs à la fois comme du fi yàgg da ngay def nii rek dindi excédent bi yëpp excès yi voilà gis nga ni nga koy déggee noonu mu croustillant ba pare oyof looloo tax muy flotter nii ci kaw gis ngeen nu mu mel nii ci biir gis ngeen nu mu mel nii ci biir air kese la voilà gis ngeen mi ngi nii donc nii rek la ñuy def yeggali après daal di nettoyer tuuti ñëw won leen nag ñun nuñ koy taajee donc dañ koy def ak sauce comme ni ma leen wonoon mun na am ñaari façon sauce yooyu c'est optionnel su la neexee nga defar ko su la neexee nga jël ko rek lekkee ko nii naanee ko ak sa café et tout ça là wala meew wala même douté donc man dama koy def ak ñaari sauce yoo xam ni xale yi dañ ko bëgg bu baax ci kër gi macha allah donc benn bi dafay nekk à base de chocolat beneen bi nekk à base de fromage à tartiner donc dinañ leen wan nuñ koy defee moom tamit incha allah. voilà gis ngeen suñu kii baa ngi nii fromage à tartiner ku nekk bi nga am kiri vache kiri yaa xam boo yore donc mu ngi nii nga am ko température ambiante donc sauce benn bi ma leen di wax moom laay def nii donc façon meew bu la neex su la neexee nga def gloria su la neexee nga def crème double man moom laay utiliser tey donc dañ koy def bismillah tuuti nii ñaari kuddu war na doy je pense parce que dama ko bëgg mu lâcher tuuti mais jox ko tamit kii du ma ci def nag suukar parce que suukar bi nga xamante ni moom moo nekk ci kii bi ci suñu churros yi donc bu ma defee nii mélanger ko ba mu lâcher bu baax a baax après nag ma daal di jël essence vanille ma def ci walla poudre vanille bi noonu donc daal di koy sotti ci récipient bu ko defee ma jubal ci chocolat bi moom ganache rek laay def damay jël chocolat def ci tuuti meew dugal ci micro-ondes bi walla nga tàngalee ko ci kaw gaz bi bu ko defee mu seey nga daal di jël transvaser ma jël tuuti ci essence vanille bi kii vanille en poudre bi donc pincée de sel lañ def tuuti vanille en poudre léegi ma jël tuuti tamit eau de fleur d'oranger daal di def gis nga consistance bi ni muy mel day mel ni rek comme presque comme soow parce que da nga ko ci sauce noonu donc gis nga voilà ni muy defee comme ruban nii
loolu lañ soxla. Léegi dañuy yëngal nii ba nga xam ne yëpp seey na ñu daal di transvaser ñëw wan leen. Waaw kon nag bokk jullit yi bokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey li ñuy wax churros ñu wan leen ñaari façon ngeen gis bi nga xamante ni dañ ko def ak sucre ngeen gis ko ni mel ak bi nga xam ne kenn defu ci sucre. Dinañ leen wan aussi bi nga xamante ni moom dañ ko saaf ak bi nga xam ne kenn saafu ko kon ngeen gis ko ñoom ñaar ñëpp ni ñu mel donc mu nekk loo xam ne rek neex naa essayer ñu boole ko ak suñu thé nii thé bi nag moom dañ ci def citron et tout donc bu la neexee nga def ko thé bu tàng wala thé bu sedd yooyu yaay xool rek ban moo la ci dàqal. Donc ñu ñëw rek ci kii ñu wan leen bi nga xamante ni tamit voilà mi ngi nii dañ ko saaf mais kenn defu ci sucre kenn defu ci dara mu ngi nii ngeen gis ko. Beneen option bi nekk bi am sucre di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax ni j'espère que di ngeen ko essayer te bu ngeen ko essayer dina leen neex comme ñun num ñuy neexee à chaque fois ñu essayer ko. Di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu tuto di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah.